mbokki Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar comme ni ngeen ko xamee nag Leewtoo la ak làmb tey nag ñu toog ki nga xam ne moom la ñu dénk sport réew mi muy monsieur Matar Ba ministre des sports ñu ñëw tey fas yéene seq mu waxtaan ñu koy nuyu di ko ziar di nuyu tamit son directeur cabinet monsieur Ibrahima Ndaw di nuyu tamit équipe bi fi nekk yëpp ñu mel ni ñoom Mbaye Zak ak ñi fi nekk ñëpp monsieur le ministre maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay xam naa ne ki nekk ci wet gi moom tam ci conseil en communication yi la bokk Abdou Latif Ndiaye nekk seen naataango ci wàllu communication ñu ngi leen di fay di leen dalal jàmm di leen féliciter ci liggéey bi ngeen def Leewtoo TV je pense que Leewtoo ku ko tudd rek tudd li ngeen def yëpp activités yi tëgg làmb def ay événementiel mais aussi di bind ci làmb ji loolu lépp nag day wone dayo ji ngeen amee ci wetu làmb te làmb looloo koy tax a jëm kanam te je pense que dynamique bi su continuer fii ñu jëm war nañoo mën a génne làmb ji ci réew mi dem bokk kook yeneeni réew parce que particularité Sénégal la surtout làmb ak dóor parce que làmb traditionnel beneen mbir la waaye li may wax rek mooy ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen dalal jàmm ci ministère des sports. wax na dëgg ba fi may ñëw ak samay question man mooy làmb ji ci weer yi ñu génn bëri woon na ay jafe-jafe yëngu mu mel ni loolu fan nga jaar ak noo def ba loolu réglé wu tey ba nga xëy sampaat CNC yokkal leen ñaari at. xam nga je pense que képp ku xam histoire sportu Sénégal du làmb rek xam nga làmb dafa nekk sport national ñi ko bëgg bari ba lu ci xew rek ñëpp a koy partagé waaye muy football muy basket muy leneen ak leneen fu mandat di jeexee wala ci biir doxalin bi dinay am ay yëngu-yëngu waaye yëngu-yëngu yëpp nit ñi ñu fi teg dañ fi nekk pour mën a déglu xool jël làmb teg ko ci digg bi jéem a dox intérêt làmb loolu tekkiwul ne nag fii la coow di jeexe parce que luy dox rek di am ay changement di am ay moment yoo xam ne da ngay adapté texte yi par rapport ak li xew waaye li ma mën a jàpp rek mooy képp ku bëgg làmb gañe nga ci waxtaan wi fi jot am muy mbër yi muy amateur yi muy ñi nga xamante ne ñoo bëgg làmb yëpp parce que condition yi ñuy organiser làmb ji bu gën a baax rek ñëpp a ciy jot moo tax maa ngi sant ñëpp ñu bokk ci làmb ji ñi d'accord ñi d'accordul ñi nga xamante ne neneen la ñu gisee ak ñi gisee ni ñu gisee yëpp nañu jël làmb rek nga xam ne comme ñun ñëpp a ko bokk ñu teg ko ci kanam liggéey pour mu jëm kanam. ñi d'accord ak ñi d'accordul tey samp nga fi équipe bu nga xam ne plus de 200 dañ fiy nekkaat ci kanam yan ndénkaane moo dox sa diggante ak ñoom wala ban taxawaay bu bees la ñu war a indiwaat bu bokkut ak li fi nekkoon ci at yi ñu génn. d'accord ma ci sa question bi parce que waruñu fi nekk plus de 2 ans. damaa juum kon maa ngi jégalu maanaam ñaari at yoo fi teg équipe bi nga fi tegaat yokkal nga leen 2 ans. seen mandat mu ngi jeex fii ak le 31 octobre 2020 ñaari at lañ fi war a nekk su jeexee bu boobaa autorité yi évaluer encore ba xam fan la ñu jëm waaye li ñu bëgg a wax moom mooy liñ leen yokk lu bees mooy déjà comité élargi parce que CNG bi am na yeneen i doomu aadama nekk ay sénégalais liggéey ci làmb lu tax ñu bokk ci yàlla def tànneef bi dal seen kaw ñu boole leen ci waaye solo si du ay kan moo fi nekk parce que ku fi nekk dañ lay jox ay jumtukaay yooyu liggéeyee fekk fii it ay textes yooyu liggéeyee li am solo mooy lan la waxtaan wi jural ñi nga xamante ni ñooy bëree parce que tey ñi nekk ci digg bi mooy mbër yi concertation boobu nga xam te am na document bu mag ñu génnee ko ci di ko partagé moom mooy làmb ji jafe-jafe yi gënoon a bari mooy dagg-dagg yi mu nekkoon ci 15% joxe nañu instruction ba texte yi ñu ngi koy adapté wu ci loolu ci 10% la ñu jëm am na it lu taxoon làmb ji ñu bari ñu leen di dagg mooy boo génnee saaku yi rek ak noo fa mënti génne ñu dagg la léegi fexe nañ ba li ñuy wax moom mooy tollanti mooy récidive nekkatul rek ku la song nga génn saaku yi rek ñu dagg la waaye boo génnee benn yoon boo tollantee ci lañ day dagg donc am na amélioration bu am ci ni ñuy organiser làmb ji dinañ waxtaan ak promoteurs yi aussi ba nga xamante ne bu ñu nee fukki nit ay dugg dinañ leen jox mandarga yoo xamante dina permettre ñu mun a compter ñaata nit ñoo dugg mun na nekk bracelet mun na nekk beneen xàmmeekaay ba nga xamante ku ci teg leneen nga xam ne yaa ko ci teg lu ñu teg sa kawit nga mun koo nangu loolu bokk na ci li nga xamante ne mooy wàllu organisation mais wàllu liggéey bi
au-delà des réunions du lundi chaque 3 mois comité élargi bi yëpp dinañu daje waxtaan ci rapport d'activité waxtaan ci situation bi nga xam mooy situation financière bu at mi jeexee aussi assemblée générale dana am pour nit ñi partager la communication partager les informations defe naa ne ñëpp bu ñu nekkee au même niveau d'information du am beneen jafe-jafe wax nañu leen it bu ñu paree jumtukaay yooyu ñu fexe nu ñu demee ci écurie yi ba ñu tas règlement bi fexe écurie yi aussi di waxtaan ci règlement bi mbër yi xam ko ñiy supporter xam ko suñu ko defee rek defe naa ne jafe-jafe yu bëri violence beeg yooyu yëpp lu ci bëri dana wàññeeku et liggéey bi daal door na ak ay instructions yu ferme je pense que recevoir nañu leen installer leen waaye def nañ plus de 2 heures de temps di waxtaan pour que ñu xam ne ku dugg ci CNG bi rek nekkalatoo fi kenn làmb nga fi nekkal soo duggee ci réunion bi luy defar làmb moo la fa war a dugal looy wax it day nekk wax joo xam ne day defar làmb loolu waxtaan nañu ci bu baax a baax te je pense que jafe-jafe yi foofu dana wàññeeku am na it loo xamante ne posé nañu ñu ko mooy arène nationale bi confusion bu mu ci am cahier de charge bi ak yooyu yëpp loolu ci processus la ñu nekk defe naa ne bu ñu schéma bi it ñu ngi ci processus parce que ka fay nekk décret moom moo koy nommé te dina am instance yoo xam ne dina wuute ak li ñu doon gis ci stade yi pour que ñu mun koo yor ni ñu ko war a yoree waaye lépp lu fi président Macky Sall tabax muy infrastructure dañ ko tabax pour sénégalais yi kon dina accessible pour les sénégalais na nit ñi xam ne kuy wut arène ba am ko mooy foofu moom moo war a nekk règle bi tëgg fa làmb du ñàkk nag exception ku mel ni kumba mi bëgg a tëgg làmb yor juróomi dërëm te ñu xam ne mënut a dem arène ba su boobaa bu ñu Pape Abdou Fall seet si kilifa yi dinañu xool naka la ñuy def ba accompagner parce que promoteurs yi ay sénégalais la ñuy jël ay risques di ci def seen xaalis kon dañ leen war a encadrer jàppale leen ba seen jafe-jafe wàññeeku. ouverture saison bi man ci réew mi laa dëkk di dem ci làmb ji retard bi ñuy wax amu ci parce que nit ñaa ngi ci procédure administrative yi li làmb doon am mois de décembre bariwul exception la gars yi ci janvier jëm kaw février la ñuy commencé tëgg làmb yi véritablement yu ndaw yi daan am novembre tey jii làmb bu bëggee am mën na am tey jii sax arène nationale bi bu ñu bëggoon sëgaloo Balla Gaye ak Modou Lo suba ñu tëgg ko parce que ñun ñoo ko yor fi ñu toll nii le temps ñu fay nommer nit le directeur des infrastructures mu ngi fii tey bu ñu bëggoon a tëgg directeur des infrastructures bi nekk ci ministère bi ak chinois ya fa nekk ak promoteurs yeeg ñi nga xamante ñoo bokk ci làmb ji bu ñu toogee waxtaan rek commencé tëgg làmb loolu y a aucun blocage possible da nga bëgg ma nekk saltige te du ma nekk saltige lànk lay def dama leen ne cahier de charge bi pareegul kon kenn mënagul a xam métit ba ak wàññeeku ba li ma leen bëgg a xamal daal mooy li ma wax léegi nee naa Pape Abdou Fall mi njiite promoteur yi dalal naa xelam ne ko tout dépend ca làmb ja ñuy tëgg su laajee ñun ñu jàppale ko pour ñu am fu ñu ko defee pour bégal sénégalais yi dinañu ko def nañ ko war a defee waaye na nit ñi jàpp ne arène bi bu ñu ko tëggee defar ko ni mu def pour tëgg fa làmb la mënuñu bàyyi arène bi di tëgg feneen aussi loolu ñëpp war nañ ci d'accord waaye exception boo gis dañ koy gérer moo tax man la promoteur yi dañu laaj ñun ñu encadrer leen jàppale leen parce que ay nit ñu baax lañ nit ñu nangoo jël risque pour seen réew lañ kon duñ leen abandonné am na façon làmb yoo xamante ne làmb simple ak làmb yeneen yoo xam mën na amee ci arène bi parce que nit ku ne ak organisation bi muy def moo tax ma xamal leen ne arène nationale bi mënaguma leen a wax lan mooy cahier de charge bi mais intelligence wane na ne concertu Sémou Gningue ba ma mën a tooñ nga xam ne maak moom ñoo dëkk Fatick bokkul ak concert Youssou Ndour disposition yi du benn cahier de charge bi mënta nekk cahier de charge boo xam ne day uniforme nga xamante ne ku ñëw rek noonu nga koy def tout dépend de l'événement en fait kon njaaxle amu ci damay dalal xelu tout promoteur ku am doole ak ku amul doole état bi dina leen encadrer jàppale leen ba nga xamante ne li ñu bëgg a def dinañu ko def te du am beneen jafe-jafe waaye nag nañu d'accord ne lépp lu nekkeewul ci arène bi te tëggee Dakar rek nañ jàpp ne loolu exception lay nekk pour ñu régler ko feneen waaye la règle voudrait que les gens aillent organiser au niveau de l'arène nationale. doon kilifa rek xam nga boo joree njaboot dégg ni am na lu leen métti te mu nekk problème de communication wala nit wax leen loo xam ne jàpp nañ ne loolu la te demul noonu da ngay woo kilifa gi leen jiite ne leen na xaar ba ñu gisee bu xamee li ma xam peut-être loolu ñuy wax dinañ xam ne jarul ñu koy wax. bañ ci waxee it def naa ne bu fekkee ne liggéey rek a leen tax a jóg amul jafe-jafe te damay nag préciser je suis le seul ministre des sports bu duggee nii ci entité làmb ji
yàgg ngeen fi ministre yàgg na fi mais benn promoteur doon wax directement ak ab ministre man dama jàpp ne Sénégal lañ bokk ay sénégalais lañ dañu war a joxante loxo ku nekk ci sa mission ñu jàppale pour nga am ndam Pape Abdou Fall it nekk sama xarit ba nga xamante ne du poste moo ñu boole c'est mon frère lu mu jiite du ma ko seetaan waxtuma la nag muy jiite ñoo xamante dañu jël ay risques pour làmb am kon des fois la désinformation dina pousser nit muy wax loo xamante ne peut-être bu teelee xam dëgg bi du ko wax loolu moom moo ci ne sama ouverture nag du loo xamante ne sama fonction de ministre moo ma koy imposer c'est parce que je suis naturellement comme ça moo tax des fois sax nit ñi dinañuy def amalgame loo xamante ne CNG lañ ko war a poser des fois dañuy woo ministre bi pour laaj ko je vous dinaa leen jox ñaari mbir des fois match day lamb day am stadium Iba Mar match handball war fa am promoteur ba koy tëgg wala Pape Abdou ci boppam du ñu woo directeur des infrastructures du ñu woo directeur Iba Mar man la ñu woo directement parce que ñëpp am sama numéro neen ñu lii mooy suñu jafe-jafe comme man maa leen joboote ma fexe ba solution am te du yàqal kenn kon ku ubbeekoo noonu defe naa ne yenn conférence de presse yeeg yenn kii mën naa ñàkk lépp dañ ko war a waxtaane bu ñu ko waxtaanee solution am xam nga nag yéen télévision lamb ngeen yor waaye kenn terewulee na ñëw assemblée nationale parce que yow li nga may posé nii wax naa ko biir assemblée nationale xam nga mbir yi y a des réactions politiciennes te jàpp naa ne yow li ngay posé ñi ngi koy bëgg a yóbbu pour ñu am information bi du ñu ay politiciens Sénégal lu mu recevoir rek moo ko moom ci kaw mu leb ko ci kaw ñu def ko don lépp mécanisme la yoo xamante ne pour jàppale réew mi la donc di langaamu ci ay don la ak du don comme na ko politiciens yi doon waxee jàpp naa ne ñooñu moom du ma leen tontu waaye ñi nga bëgg ma tontu dinaa leen tontu mooy tey lii nga xamante mooy arène nationale bi boo demee ministère des finances foofu nga koy gis nga dem feneen nga di ko gis du débat 27 millions yoo xamante ne milliards yoo xamante ne Chine la jóge ak 5 milliards yoo xamante ne Sénégal moo ko def contrepartie muy 32 milliards loolu moom mooy li nga xamante ne mooy arène nationale mais li ma bëgg ngeen comprendre mooy Léopold Senghor ba bu ñu koy defaraat di ngeen fa gis panneau bu ñu bindu don parce que dafa bokk ci schéma bi nga xamante ne ay éléments la yoo xamante ne bu ñu lay jox don il faut bu ñu lay jàppale ci mbir dinañ fa def seen panneau wane ne don def nañ fa don parce que ñooñu noonu la ñu fonctionner loolu defe naa ne sénégalais bu bëgg ba sa bopp doo fi nekk sax di xool li ngay xool mooy xam ne li ñu la defaral am na njëriñ mun na accompagner la lutte looloo gën a am importance. bu ma delloowaat ci concertation yi conclusion yi ñu waxaguñu fi CRG pour Dakar waxaguñu fi fédération ñu ngi ciy liggéey moo tax ñu am commission juridique buy defar texte yi pour permettre ñu bu ñu demee ba war a dugg ci fédération bi rek di ngeen gis ne CRG dina am fii parce que mënuñu dem ci fédération sans un CRG à Dakar. kon daal loolu moom ci question bi foofu ci côté boobu nga si yem. mais nit doo ko jox mbir ba pare di ko jëlal décision yéen tey jii Leewtoo ngeen bokk waaye bu ngeen gàddoo seen micro yi dem seeti ki leen jiite du leen ne lii ngeen fay wax lee ngeen fay wax da leen di bàyyi ak seen responsabilité xam nañ ne mokkal ngeen mbir yi ba du ngeen wax lu ngeen war ta wax waaye ñee ay kilifa lañ yàgg nañuy dem fenn di organiser drapeau du chef de l'État te ab ministre waxu leen fii ngeen di jëm ak lii ngeen def dañuy recevoir seen i proposition gunge leen ci pour une belle cérémonie. ñi bokk ak yow gis-gis ak ñi bokkul ak yow gis-gis loolu leen di adressé. ñëpp maa leen joboote ci wàllu tàggat yaram ubbil leen samay bunt di leen déglu di waxtaan ak ñëpp parce que loolu mooy àdduna yàlla sax bu ko neexoon ñëpp gëm ko te defu ko yonent bi moo gën ñëpp am nañu d'accordul ci ni muy gisee waaye terewul muy ngeen di mbindeef donc ñu ni tamit fii ñu nekk tant que ñu ngi nekk ministre des sports ñoo joboote sportif yi ñi d'accord ak ñi d'accordul waaye lépp bu ñu ko defee ci yar ak teggin defe naa ne liñ ci bëgg dinañ ko am mooy li ñu ëpp doole ñun ñëpp mooy Sénégal bu jëm kanam. am na sport bu ñu gis fan yi ci réew mi mbër yi intéressé wu ci ba am na ku ci am combat muy Bombardier muy MMA ñu ngi ciy déggaat Tapha Tine ak keneen yow en tant que ministre des sports est-ce que loolu information yi ñëw na ci yéen wala yéen a leen jox ndigal pour ñu war di pratiquer sport fii. ne woon yëguñ ci dara xanaa bu boobaa nag nga lem say bagage dem. mais dañu bëgg a xam rek. tàggat yaram buy am fii ci réew mi rek am nañu information c'est que ñun dañ fi nekk pour sport gën a bëri ci réew mi discipline yi gën fi bëri pour ku ci nekk mun a tànn sport bi nga bëgg lépp luy bëggal réew mi te jaar yoon rek
dañ ciy jaar jàppale leen ñooñu ñëw nañu fi am nañ suñu autorisation pour organiser ko su ko defee ñu vivre expérience bi parce que lépp luy jox opportunité sénégalais pour mu épanouir wala mu gis ci boppam rek ñun dañ fi nekk pour encadrer ko pour que texte yi mën ko encadrer mu nekk lu légal. kon daal événement bi moom bu leen neexee organiser saa su leen neexee daal. saa su leen neexee moom ak fu mu leen neexee ci kaw la ñu war a def ci wàllu texte ak règlement ñu remplir ko. léegi ma ñëw ak yow si la kon ñu ngi lay féliciter encore une fois di la ñaanal lan ngay tàggatoo mbokku sénégalais yi. di sant yàlla di jul ci yonent bi di ñaanal waa Sénégal yëpp yàlla defal leen jàmm di profité ci seen micro bi encore une fois jaalewaat Sidi Lamine Niass waa presse bi yëpp ci jaale ko Sénégal yàlla xaare ko àjjana defal ko mboolem sportif yi gën a àdduna mboolem jullit ñi ak ñi dul jullit waaye di ñaan jàmm ci réew mi di ñaan rek làmb ji nga xamante ne ñëpp dañu dàkkantal ne ñi fi nekk mérité wuñu arène bi ay yàqkat lañ ay xeexkat lañ loolu yàlla na ko ñi bëgg làmb ji yëpp jël ko def ko jom ba nga xamante ne fi ñu sedd bu ñu fa lekk ñu nekk ñu baax ñu civilisé ñoo xam ne dañu ñëw seetaan sport ku ne gàddu say bagage dox ndànk ñibbi sa kër jàmm rek am loolu la ñuy ñaanal Sénégal di ko ñaanal mbokk yëpp maa ngi leen di sant leen gërëm